rafetlu bu baax invitation bi di leen ci sant bu baax a baax encore une fois. ñu njëkkee li ma doon wax sànq jumaa yi mel na ni da ngeen bëgg ñu tijjiwaat ko ngir ñu dem julli ji. waaw li ñu wax surtout ci kuréel gi nga xamee ni moom mooy cadre unitaire de l'islam au Sénégal mooy jot na xaj na ñu réévaluer li nga xamee ni nii moom mooy mesure bi nga xamee ni jëloon nañ ko xool fan la feebar bi toll ndax fi mu toll ak fi nga xamee ni aussi fi la réew mi toll fi la jullit yi toll ci yàkkamti dellu seeni juma ak seeni jàkka ndax jarul toogaat def évaluation waxtaan xool ci yan anam bu ñu demee ba yegg ca ci lañ ko war a mën a ubbee te mu doon loo xamee ni du doon lu yàq dara ci xeex bi nga xamee ni moom la ñu war a xeex jàngoro bi. contexte bi ñu nekk ak limu cas yi ni muy yokkee bés bu ne même bu dee dina wute mais gis nañ ne ci période bi ñu nekk en tout cas li mu am moo gën a bëri ndax loolu dina yomb li ci lu mel ni ñu amal ko. nga xam nga booy saytu lu mel nii nga xam ni dafa am ampleur am gravité bu toll ni corona da nga war a am gis-gis boo xamee ni daf lay permettre nga gérer. li nga xamee ni noonu la gestion bi waree gestion nag dafay am gis-gis bu sori ak bu jege gis-gis bu jege tey ku koy xool effectivement ak chiffres yi nga xam ne am na depuis 2-3 jours ci yokk la toll. sans doute ci yokk boo xam ni la cay topp ci li suñu yaakaar ak di scientifique wax yëpp mooy ñu yegg ci pic bi. waaw après mu commencé di wàcc. donc loolu ci taxawaay bi nga ciy am bu ñu yegg ci pic bi ak taxawaay bi nga ciy am bi ñuy wàcc loolu yëpp da nga ko war a waajal. mais beneen façon waajal bi mooy aussi ñi nga xamee ni ñoom ñoo ñuy jiite ñu leen ciy déglu ñoom it ñu ciy déglu borom xam-xam yi ñuy waxante mu doon ba nga xam ni décision buñ ci jël du doon décision boo nit ñi duñ ko comprendre. waaw wala du ñu toog rek ne leen dóor leen ko seen kaw mais day doon loo xam ni dañ koy waxtaane waajal ko ku nekk am sa cër ngir bu ñu demee ba ca yegg ku ne xam ni am nga ci responsabilité. d'accord dinañ ñëwaat ci yow ñu dem teewlu docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye ci point bés bi. De la pandémie Covid-19 au Sénégal. Ce vendredi 8 mai 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 872 tests réalisés, 59 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,76%. Les tests positifs sont répartis comme suit. 52 contacts suivis par nos services, 7 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Liberté 6-1, Yoff 1, Guédiawaye 1, Sangalkam 1 et Touba 3. 49 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 7 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fann et de l'hôpital principal. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 1551 cas ont été déclarés positifs, dont 611 guéris, 13 décédés, 1 évacué et donc 926 sous traitement. La prise en charge extra-hospitalière qui a commencé concerne toute personne testée positive au Covid-19, âgée de moins de 50 ans, ne souffrant d'aucune maladie chronique et ne présentant aucun signe de la maladie à coronavirus. Cette prise en charge extra-hospitalière est assurée par un personnel médical et se déroule dans une structure d'hébergement aménagée à cet effet. Toute personne ne répondant pas aux critères énoncés ci-dessus est prise en charge dans les structures de santé dédiées. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle.
asalaamaaleykum askan wi maa ngi leen di ñëw di jottali lim bi nga xamante ne noonu la toll ci mbas mi ñuy wax Covid-19 fii ci suñu réew ci bésu gaaw bi tey di juróom-ñetti fan ci mois de mai 2020 ministère de la santé et de l'action sociale daj na résultat virologique yi ci juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar test yi nga xamante ne def nañ ko juróom fukk ak juróom-ñeent dellu si nañu am doomu jàngoro ji ci yooyu juróom fukk ak ñaar mooy li ñuy wax contact mooy yi nga xamante ne suñu bërëbu liggéeyukaay yi ñu ngi koy seet di ko saytu juróom-ñaar moom la ñuy wax cas communautaire mooy yi nga xamante ne kenn xamul ku leen ko wàll ñu ngi ci diiwaan yi tey Liberté 6 am na benn Yoff am na benn Géejawaay am na benn Sangalkam am na benn Touba itam am na ñett ñeent fukk ak juróom-ñeent ci ñi nga xamante ne tëdd nañ ci lalu hôpital yi bañ leen seetee gisatuñu feebar bi gisatuñu doomu jàngoro ji itam ci seen yaram wër nañu juróom-ñaari cas grave ñu ngi tëdd ci service réanimation yi hôpital Fann ak hôpital principal ñi nga xamante ne ñoo des ci lalu hôpital ya seen wér-gu-yaram mi ngi ànd ak tan ci bésu tey bii mbas mi lee Covid-19 duggee ci Sénégal ba léegi ñu ngi toll ci junni ak juróomi téeméer ak juróom fukk ak benn ci ñi nga xamante ne am nañ doomu jàngoro ji ci yooyu juróom benn téeméer ak fukk ak benn wër nañu fukk ak ñett génn nañ ci àddina benn delloo na fañ ko jële woon léegi li nga xamante ne moo des ci ñu leen di faj ci lalu hôpital yi ñu ngi toll ci juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn ñun lañ koy waxee démb ba léegi faj bi nga xamante ne dañ koo génne ci l'hôpital yi door na ñooñu nag foog ñu nekk nit ñi nga xamante ne gis nañ ci ñoom doomu jàngoro ji Covid-19 amaguñu juróom fukki at te itam gisuñu ci ñoom benn feebar li ñuy wax maladie chronique waxoon nañ ko démb mooy lépp benn malade jàngoro yoo xamante ne dañ koy sooxaalee te itam mooy ñi nga xam ne dañuy toog naan man kat dégg suma yara ci li nga xamante ne mooy wane ne am naa Covid-19 loolu nag ni leen ko waxee nekkul gaa biir hôpital waaye waa kër docteur yu takku ñoo koy def te itam fi ñu koy defee dañ koy def ba nga xamante ne loolu nag hôpital ñuy ñaan ñi nga xamante ne tamit nekkuñu ci groupe boobu ñu wax tey dinañ leen di continuer di faj ci l'hôpital yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi dooleeti di ñaax askan wi ñu def geste barrière yi maanaam mooy tegtal yi nga xamante ne bu ñu ko defee mbas mi du leen jot wala itam bu fekkee dugg na ci biir dëkk bi du law gu metti bi nga xamante ne mu ngi koy law fi ñu toll nii maa ngi leen di gërëm di leen di sant wasalaam. jërëjëf ñu fekki Alhassane Ba Alhassane gannaaw ba mu la nuyoo gis nañ ni tey encore am nañu taux de guérison bu am solo ndax it démb naam bu dee moo ëppoon tey it li ñu am na solo leneen it mooy dépassé nañu 1500 cas yi te ci wet ga am nañu 7 cas graves. Aram ñu ngi leen di nuyu Aram di leen Aram yéen a ngi may dégg. ñu ngi lay déglu bu baax. ñu ngi leen di nuyu kon Aram di nuyu mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan ci jamono ji ñu ngi fii nag comme ni nga ko waxee ci makkaanu jëruñ jor wàllum wér-gu-yaram li ñu mën a jàpp nag tey Aram ci li nga xam ne moom mooy xayma bi mooy que ni nañu jàpp ni dépassé nañu tey ji baarub junni ak juróomi téeméer ñi nga xam ne am nañu doomu jàngoro ji fii ci réew mi wante tamit beneen chiffre bu am solo mooy am nañu li nga xamante ni tey record mooy ci wàllum ñi nga xam ne wér nañu ci doomu jàngoro ji mooy juróom benn téeméer ak li nga xam ne moom mooy fukk ak benn ñi wér ci doomu jàngoro ji mu nekk ñaari chiffres yoo xam ne am nañu solo tey Aram ñu taxaw ci gis nañ nag également li nga xam ne tey moom la ñu enregistré ci ñi nga xam ne ñoom ñoo am doomu jàngoro ji dafa méngoog chiffre bi nga xam ne moom la ñu am démb waaye li ci wuute rek mooy tey jii xam nga démb am nañu juróom-ñetti cas communautaire waaye tey
juróom-ñaari cas communautaire la ñu am kenn ci Liberté 6 booba léegi dégguñu woon cas communautaire foofu waaye am na cas communautaire bu ñu fa demeeku Guédiawaye itam naka noonu Touba ñett Sangalkam am benn wante tamit fële nga xamante ni mooy Yoff itam am na benn cas communautaire juróom fukk ak ñaar ci ay cas contact la ñu am ci li nga xam ne moom mooy xayma bi nga xam ne tey kii di docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye def na ko ñu gis ne kon aram li nga xam ne nag moom mooy virus bi mu ngi wëy di circuler ci suñu réew li ñuy wax rek di fàttali jamono ju ne mooy taxawaay bi nga xam ne ku nekk ci ñun war na koo taxaw ci li nga xam ne nag moom mooy digle yu bàyyeekoo ci kilifa yi leneen itam li nga xam ne moom mooy li am solo mooy li nga xam ne nag mooy lu jëm ci wàllum lii di prise en charge hospitalière mu concerné nag ñi nga xam ne seen i at weesu na juróom fukk bu lu toll juróom fukk wala weesuwul juróom fukk ñu am juróom fukki at jëm ci suuf ñooñu la ñuy jël en charge ci li nga xam ne moom mooy bërëb yu ñu tànn ngir fexe ba toppatoo leen foofu muy prise en charge boobu mën nañ fee cité woon nañ ci hangar pèlerin bu nekk fële ca Yoff li nga xam ne nag moom mooy ñi fay jël en charge mooy ci prise en charge boobu mooy ñi nga xam ne tey jii nemmeekuwuñu ñu def benn signe ci li nga xam ne moom mooy doomu jàngoro ji donte amee nañ ko wala bokk ñi nga xam ne ñoom leneen li jëm ci ay feebar yoo xam ne ñuy jàpp ne ay feebar yu chronique la lu ci mel ni diabète ak yeneen hypertension ñooñu duñ leen maanaam ñu ko ameewul ñooñu lañ fay toppatoo ñi ko amee nag moom mooy ñooy ñi ñuy jël ci yeneen structures yi nga xam ne moom mooy centre de traitement épidémique yi nekk ci bërëb yi nga xam ne moom lañ fa samp yu ci mel ni Dakar ak yeneen régions yi également kon aram lii mooy xayma ji nga xam ne tey ji jëwr mën nañ ko def ci li nga xam ne nag moom mooy chiffres yi ci génn li ci am solo rek mooy comme niñ ko waxee sànq dépassé nañu junni ak juróomi téeméer ci li nga xam ne moom mooy lim ñi amee doomu jàngoro ji mu nekk junni ak juróomi téeméer ak juróom fukk ak benn ci xayma ñëpp mu nekk itam loo xam ne lu am solo ñu mun ko wax mooy juróom benn téeméer ak fukk ak benn ci ñi nga xam ne tey ji aram wér nañu ci doomu jàngoro ji ñuy ñaan nag mu wéyee nii ci li nga xam ne moom mooy record ci wàllum ñi nga xam ne dañuy wér ci doomu jàngoro ji ba ñu dellu si waat ci li nga xam ne moom mooy suñu vie normale kon boog aram delloo la kàddu bi rek nga wéyal sa émission ak ca invité. jërëjëf Alhassane Ba dina ñëwaat ci kanam ci benn waxtu ci xibaar yi ñu ñëwaat ni nga ko waxee rek ak docteur Cheikh Gueye ñoo ko déggandoo sànq rek ñu ngi wax naan kaay mu ngi yokk ci contexte bi nga xam ne ni ci nekk ak requête bi ngeen am mais bésu tey bi li nga xam ni dégg nga ko loo ci jàng. D'abord comme géographe dama jàpp ne feebar bi liñ ci war a njëkk a def mooy d'abord sant ci yàlla bu baax a baax. sant aussi ñi nga xamee ni nii ñooy saytu feebar bi waa ministère de la santé ak ñoom docteur Bousso ñoom ñëpp parce que niñ ci taxawee depuis ba mu duggee ci réew mi ba léegi soo koy xool ci àdduna da ngay xam ne mucc na ayib ndax ba léegi ñi ngi toll ci maîtriser ko ñi nga xamee ni niñ ko mën a gisee ci yeneen réew lu ci bari gis ñu ko fi ñoom ci seen bopp def nañ ci déjà ay conclusions xam ne fenn fi du fa yegg. Oui. Deuxièmement soo xoolee feebar bi feebar milieu urbain la da nga koy gis boo xoolee ci lépp li fi am à part 2 ou 3 clusters yoo xamee ne ci biir réew mi la nekk ci benn axe Dagana Kolda daanaka ak ba ay Ziguinchor fa la feebar bi yem mais surtout dëkku taax yi fa la nekk muy Dakar ak Touba comme ni nga xamee ni noonu la kaayu tey yi wone loolu tamit mu doon loo xamee ni ñun géographe bi ñu ko yàgg jàngat ñun ni ñuy tabaxee suñuy dëkk ñi nga xamee ni nii noonu la ñuy tabaxee suñuy marché tabaxee suñuy tali suñuy aménagement loolu dafay favoriser même bu dul feebar bi ay yeneen feebar ak manque d'hygiène pëccëxoo bi nekk transport jaxasoog marché yi loolu bu ñu génnee ci lii dañ ci war a am taxawaay bu bees. Mais plus globalement je pense que li nga xamee ni nii moom la chiffres yi génnee ak bu ñu xoolee tendance yi dañuy gis ne ba tey mi ngi yokk mais plus pourcentage yi nga xamee ni moom la ñuy am semaine bële passé muy ay 10 12 13% fi mu nekk nii mi ngi wàcc 5-6% di dellu ci situation bi nga xamee ni moom la moo gënoon favorable mooy monté bu yem bi nga xamee ni moom la feebar bi di monté kon loolu dañ koy rafetlu di ci sant di gën a ñaax nit ñi ñu continuer mesures yi
masque yi am na solo raxasu bi toog kër yi yooyu yëpp ñu continuer di ko topp di am yaakaar ne cas communautaire yi dina commencer wàcc su ko defee ñun ñëpp li ñu bëgg mooy delluwaat ci ni ñu daan dundee. waaw su ko defee ñu mën a mais li condition bi mooy vraiment ñu continuer gën a yokk taxawaay yi ci mesure barrières yi. alors sànq balaa ñuy commencé ci point bi wala biñ ciy dugg yaa ngi woon ci li nga xamante ne maa ngi ko doon wax sànq mooy requête bi ngeen am pour ñu woyofal li nga xamante ne moom la ñu teg ci kaw jumaa yi ñu wàññi ko waxaale it également ci couvre-feu bi bëgg nañ tey ngeen wax ñu ci contexte bi ñu nekk loolu buñ ko defee ndax du doon loo xamante ne day yokk xar mi karaw. déedéet déjà ci demande bi ñu demandé liñ ci njëkk a jàngat mais je pense que def nga ci benn élément bu am solo ñi ko seetaan ñëpp gis nañ ne c'est très professionnel d'abord rôle religieux yi ci xeex bi daf ci am solo. ñu wane ne réew mi ñaari tànk lay doxe ñi nga xamee ni ñoo yor nguur gi mais aussi ñi nga xamee ni daanaka mën naa pouvoir horizontal ñoom la nit ñi di déglu xolu nit ñi ñoom lañ ko jox. ñooñu bi xeex bi commencé ba léegi kenn da leen cee jiituwul lu nekk def nañ ko ci ay investissement mais aussi ci ay renoncement ay manifestation yu am solo yoo xam ne dañ koy waajal ay weer dugal ci xaalis bu bëri loolu yëpp ñu renoncé ci. loolu am na solo mais ñun bi ñu fësalee loolu ba pare dañu wax nag ne dina baax yu mel nii même bu ñu koy jël mu doon intérêt réew ñu toog waxtaan ceeg loolu te effectivement nguur gi am na ñu mu waxtaan na ak suñuy kilifa. waxtaan na ak xalif généraux yi loolu amaat nañ ci démb confirmation ak monsieur le ministre. le ministre de l'intérieur mais waxtaan ci aussi ak association imam yi waxtaan ci ak association yi nga xamee ni ñoom ñoo